salaamaaleykum ba tey yéen a ngi ci Africa Presse 24 comme ni ñu leen koy diggee saa su ne yéen ñuy faral di topp suñuy vidéo tey nag ñu ngi woon fii Grand Yoff Arafat fekk fi ndox mu salte ndox mi nga xamante ni kenn mënu koo nooy ndox mi xasaw bi rek foo ko natt weesu na ko duñ def dara lu dul dugg ci biir koñ yi xool ñu fi dëkk lan la ñuy dund métit bi ñuy dund ak xet gu bon gi naka lañ koy nooyee. nuyu naa la. maaleykum salaam soxna si maa lay fay. naka nga gisee ndox bi ci. ndox bi ñoo ko gisandoo de ñun lii mosuñu ko dund Grand Yoff ñun fii lañ juddoo 87 lañ judd fii lii mosuñu ko gis mosul am ñu xëy benn jour ñu ne dañuy defar seen canal jékki-jékki am nañu problème su fekkoon sax da doon am problème ñu ne dañ koy defar sax problème bi gën a pire sax mun nañ wax mais lii mosuñu ko dund suñu àdduna ñun dañ doon ñun fii lañ doon fubalee fii moo nekkoon suñu koñ léegi imagine lii eau usée la ñoom jéemuñu si jug benn yoon jéemuñu si def pexe jéemuñu si def dara dañuy seetaan xoola dans 3 semaines mi ngi 4 semaines actuellement nii mais lii dafa ñaaw lii ci marché bi la jëm instant yi nii soxna yi di dem di nduggi ñëpp ay xuus dem leen marché Grand Yoff xale yi waxatum ko de mais dem leen marché Grand Yoff ci buntu marché bi lay jaar te marché xam nga ne amul yoonu 3 mètres yoon yëpp c'est 2 mètres la ndox bi fa lay jaar soxna yi dañuy xuus pour dem marché mais lii dafa ñaaw. maire bi teg na ci bëtam. maire bi du compétence am lii compétence ONAS la maire bi du compétence am parce que fii Grand Yoff dafa nekk zone stratégique parce que Khalifa Sall moo ko moom léegi état da koy jéem a coincé ñun xam nañ loolu ñun population bi mais garaawul mais lii dañ koy lijjanti suñ ko lijjantiwul dañuy fàtti canal bi ok. ñun suñu doom yi fu ñu nar a fooyee bu ñuy jàng ba wàcc fu ñuy jaar xoolal scooter may mariage laa jógee de mais sama jabar fii laa ko teg mën a jàll ak samay doom c'est pas joli taxi boo ko jëlee fële lay yam tey jigéen bu doon accoucher fu muy jaar da nga koy boot benn fois saret la yor nee na tant que fay ñu ko 200 doo jàll. te xale yi dañuy yeewu suba teel pour dem jàngi on est fatigué qu'on se dit la vérité dund bi cher na am na yu moom affaire état la mais état bi ñu ngi koy ñaan rek nañu dimbale si lii parce que ñun dëkk nañ fi dañuy fay sunu location est cher mais bu ñu naree ñëw dund respiration bi rek ça c'est on peut pas gérer ça. sonn ngeen trop parce que liy xeet bi si boppam moom gis nga ko fu yow constaté nga sa bopp xoolal lii xoolal maire yi xoolal bu ñuy jàll dañuy ñu téye leen bu ñuy jéggi fii bu ñu tegaloon ay xeer kenn du jàll. franchement boo nar a xëy di dem liggéey foo jaar nañu dimbale nañu rasulilaay nañu dimbale ONAS nañu ñëw dimbale te lii du fii du Grand Yoff bi de mais dafa mel ni fële la affaire bi mooy ñëw dévier wu ñëw dugg ci biir koñ bi xoolal fële imagine toi ñi ñuy dëkk fii sax amuñu jàmm waxtuma laa fay circulation bi affaire bi il mu wàcc directement ci kii bi mais dafa jaar ci dugg ci biir koñ bi dévier jël dugg ci kii am na benn kër ci biir kër gi la dugg considère la vérité ci biir kër jàmbur peut-être warum kër gi sax dafa génn bu jëyee abandonné këram rien que pour ñu mën a toppatoo lii. xoolal bu ñu déggee lii daal ba ñu ko gisee daal sonn ngeen trop. xoolal xam nga lii ñaaw na kenn mënu ko nettali kenn tey boo ko nettali say doom ñu ne ma papa lii ñun fii lañ dëkk est-ce que du ñu dem toxu ngeen baal ma nag ci kàddu gi xaw na kii métti mais sama xol bi moom may mooy waxee nii mais dafa métti nañ ñu dimbale te rasulilaay yàlla suñu morom léegi lañ ko teg état bi daal nañu jàppale ñu dimbali ñu defar ñu lii parce que lii ñaaw na te lii bu nekkoon ci biir koñ bi sax ñun sax mën nañ cotiser defar ko mais lii fële la imagine toi HLM Grand Yoff mu ñëw dugg bi ci biir Grand Yoff nar a dem ba ci jumaa ci nga taw bi passé taw bu mujj bi borom kër yi ñoom dañoo génn parce que tellement que ndox bi pompe bi doxul amuñu maire bi sax mënul jël même bu nekkee 100 000 francs sax jëndee ko pompe ñu pompe ndox mi wàññi ko. li ñuy dundee temps yi moom metti na trop ndax lii moom rek mun na yokku nit feebar suñu néegi dañuy toog sa xet bi duñu fekk si ba foofu li ñuy nooyee ci dañoo cuuraay ba sonn fu mu toll li ñuy nooyee moo njëkkee bon ak xale yi fu mu toll nii xamuñu nu ñuy def ak xale yi lii daal metti na trop te ndox bi dafa salte dañoo tëj sa suñu fenêtre yi mais xet bi daf ñuy fekk ba foofu dañoo cuuraay ba sonn ak njaboote xam nga xale kenn mënu ko téye xale yi si la ñuy nekk di paccax rek te mu ngi nii. lii daal dundee daal metti na trop. metti na moom wax dëgg yàlla lii rek lii dafa metti te salte xet bi rek mun na feebar loo nit. lii dafa métti lii baaxul sax ci santé doomu aadama fi mu ne actuellement suñuy doom yeeg suñuy ñëpp fi mu nekk nii guddi gu yàlla sàkkee toxo ngay yóbbu di jënd ay ordonnances ak consort le maire qui est là na taxaw lii wax ko parce que mënuñu toj fële ca kaw baare tali bi ba pare ndox mi di dugg fii ci biir nit ñi c'est pas du tout normal dëgg bu dikkee dañ koy wax tous les citoyens yi nekk fi genn wàll yëpp dañuy fay seen impôt. mairie bi li muy recevoir na taxaw ak ñoom ñu wax ak ñoom parce que lii waa ONAS la ñu taxaw ak waa ONAS wax leen carrément ñu ngi rey waa population bi que ça soit très clair la mairie ñun ñoo ko fal ñoo ko fi teg kon donc dafa war a waxanteeg ñoom parce que lii dafa rafetul. li may njëkkee mooy bëgg ndax ngeen ñëw fii gis ndox mi ni mu mel
ah man 1980 laa fi dëkk. ñu njëkk a sanc fii ci Grand Yoff laa bokk te mën naa wax ni ku fi nekk depuis 1980 ba léegi mosuma gis lu mel nii xam naa nag ndox mii dana indi gàllankoor pour man ñu am samay at parce que dama am problème mu poumon ak xale yu ndaw yi ñu ci bari sama sët yi déjà seen tànk yi yëpp a ngi ab yore ay góom lii nag dafa di loo xam ni xëy na dafa ëpp doole ONAS waaye dañu war a seet fi nga xam ni mën nañ koo defar mu bañ a am gàllankoor ñu def ko parce que il semble que ndox mu salte bii mi ngi jóge ci HLM Grand Yoff HLM Grand Yoff boobu dafa am lu fa yàqu ñoom xam nañu xel ni fii ndox daf fiy aw ndoxu taw yoonu ndoxu taw nag fa la ndoxu eaux usées di aw kon nag lii dañu bëgg ñu di si walla am na ku ma jot a gis ci sama doom yi mu ne ma jot nañu gis maire bi nee na walla fu nekk boo xam ni war na fa dem wax fa def na ko laaj na ONAS daal di ne ko dañu am ay prestataires ñoom ñooy responsable affaire bi ñun ñu nag xamuñu prestataire ONAS la ñu xam kon nag lii il faut que ñu yooxu ko xam ni baaxul. kon maire bi mu ngi siy dox ay jéego. maire bi dox na ko ci waxam sama doom bu góor boo xam ni ñoo màggandoo fii ci koñ bi wax na ko ne ko saisir na ONAS saisir na autorité yëpp mais maire bu mag bi kon nag def na wareefam ah bu fekkoon tey jii amoon na ces travaux communaux décentralisés xam naa ne dana ci taxaw mais amu ko yaa que la mairie avec ses travaux communaux mu am la ñu def wala ONAS bi nga xam ni réseau égo moom moo yàqu. lii ko kay waxatuñ ko ndànk ndax xet bi rek dégg barkaati démb rek laa la bëgg a wax jigéen joo xam ne dafa boot doom ji nii di ko jàllale pour mu dem école koo xam ne fële la boori marché saret la jël yéegal si doomam yi di yóbbu mais étant donné que nag lii vraiment dépassé nañ ko assainissement bi di fi am nii vraiment dépassé nañ ko quand aller comment aller où aller fooy jëm imaginez borom kër yaa ngi nii ak xale yi di fi nooy te les enfants là vous connaissez xam nga xale xamul budul ndox rek moom fu paccax rek dem na léegi ces conséquences fu muy dem si famille bi la ah mais vraiment am na yoo xam ne vraiment on se dit la vérité bon léegi on se dit que on a un monsieur de maire ku fi nekk ah monsieur de maire bu ñu fi amee mais kooku gis ñu lu mu def nooy mu ne liggéeyante yeneen côté ya bàyyi côté bi ah yow lii fa yàlla rek a tax lii war nañ si mën a jénn bu yàgg. ndox bi bon na xanaa soo sama part li laay war a suul ndox yi ma loo xalaat ndoxu maanaam neefere yi lépp giñ si biir ma ne damaa sot barki yàlla lu ma liggéeyee jënd ko ordonnance li laay war a suul ñu ngeen di ñaan kàttanu yàlla ak yeneen tëm ngeen ñëw dimbali ñu si lii ndax ñun amuñu dul autorité balaa ñëw ñu lii collection jot bu ñu ñëwee ñi population ñoo léeg-léeg temps population bi ñoo war a yeewu ngeen ñëw jox 2500 ak 17 nga dem yuux wa nga ñëw te instant yi am nañu jafe-jafe ko suuf mi def bi ñëw dimbali ñu si et le temps nit ñi population bi yeewu nag ngir yàlla ñi ñaan dimbal ngeen dimbal ngir jëmmi yàlla fii kenn wératu xoolal foos ñee ne instant yi dañoo tëj seen foos kenn mënutul nooy xet bu baax man mi gëj naa jënd parfum bu baax parce que su ma jëlee parfum 2500 du xeeñ sax foos say xeeñ xam lii dëgg du yoon ngir yàlla ak yeneen dimbali leen ngir jëmmi yàlla ma jóob nag ma jóob ñu lay woo si situation bi nga ñëw dimbali si ma jóob yow maire Grand Yoff ñu lay woo si lii nii nga ñëw dimbali ñu si ak képp ku si mën a jàpp te yàlla tax nga ñëw jàpp ñu si ngir jëmmi yàlla mais bu parle mais lii loxo maire bi war na see dugg. maire bi xaj na ci qu'on se dit la vérité li ñu ne état mais maire bi tamit man benn chaque mois dañ koy fay am na duulin am na lépp dañuy wax dëgg mais lii mën na si jàpp même bu amul doole bu yore micro mu wax sax ñun au moins sax ñun dañuy mën a def dara parce que Grand Yoff ku dikk bu yëkkatee 100 francs dinañ ko mën a defar mais xam nga tamit taxaw di ñaanaatu naan nit ki pour mu defar yi dafa c'est pas joli dañuy wax dëgg xoolal oto bi buy jéggi xool nu muy def ah doo sañse sax doo mën a romb da ngay romb xet bi noonu toq la ah ñun ñu borom jabari suñu jabari boo xam ne suñu jabari ñoo ñuy yónni léegi ñun ñooy dem marché ñooy dem defi lépp parce que ndox bi mënuñu dem marché neen ndox bi boo demee dañuy kii kon ñoom du ñu togg mu xam sa som bi chaque jour
depuis combien de temps lii moom léegi mot une semaine dafa demoon mu arrêté mu commencé waat encore xoolal rek xoolal lii. metti na kon lii daal maire bi war na see jàpp daal. ah maire bi de man sama gis-gis te gis-gis dëkkandoo yëpp boo waxee ñu ne maire bi xanaa maire bi nekk fi koo wax ne la xanaa maire bi nekk fi mais maire bi tamit benn côté mais gisuñu ko fenn yoon fu mu waxee feeñul benn yoon buñ demee sax dégg naa buñ demee këram di ko fëgg sax dégg naa pour nga dugg sax problème la dañuy waxante dëgg xoolal lii dëkkandoo yi koo wax loolu day wax man Grand Yoff def naa fi 8 ans mais c'est incroyable man Sicap laa dëkkoon marié naa d'accord naa fi la am naa fi sama teranga am naa sama jàmm mais lii c'est inassocié qu'on se dit la vérité vous-même yo constaté nga lii xet bi baaxul. benn waar xet gi moom mooy loolu kenn mënu fee nooy. ah nga ñëw sa tànk xëy benn jour ñëw sama doom yàlla xam ne benn jour dafa romb dugg ci sama jabar téye ko rek tànk bi di gi nga jour boobu dafa yenn wokkatu tànk bi commencé def mel ni lu enflé te fekk na ndox bu bon bi moo koy def xoolal imagine toi nga romb di nooyi lii respiration bi sax dafa baax ci poumon déjà feebar yi déjà mu ngi jeexal nit ñi waxtuma la ñu nar ci teg lii xam wala dañoo bëgg éliminer waa Grand Yoff ah dañuy waxante dëgg lii directement géej la war a guddi gi ñun ñuy dem jàkk ji dem julli ji pour ñu jàll pour dem jàkk ci c'est tout un tas de problème bii dama pexe bu ne laa def ba mun a jàll dem julli jàkk ak ay pas rafetul guddi rafetul bëccëg. yéen li bu ngeen di lekk sax di ngeen am problème ak xeet bi. problème bu bon lañuy am parce que lekk bi ngay lekk muus yi weñ yeeg les conseils lépp dañuy naaw yooyu waxi noppi ah te ñi am na ci mbir ñoo xam ne mënuñu tëdd ci sànke ah ñi mën a tëdd ci sànke ak ñëw tuuti la dafa rafetul lii soxna ci lii rafetul jekkaanut lii dafa ñaaw ci lu toll ni Sénégal ñuy wax naan émergence ana émergence ba lii du émergence ah lii du émergence Macky Sall lii boo ko déggee boo ko yëgee nga teel see jóg parce que nous waa Grand Yoff Arafat Cité Millionnaire ñëpp sonn nañ ñëpp a sonn soxna ci dégg nga wax ji voilà jërëjëf. te dama lay wax dara nekkin ak yëg-yëg moo nekk fii bu mu fi nekkee woon boobu jeune la tamit yëg-yëg la fi am moom da doon kaas ay droit am fii yëf ñetti xeet la rek lañ la boole la nga moom ak loo moomut nit ki mënu ko jaawale da ngay mun a nekkin si nekkin yëg-yëg si yëg-yëg da ngay xool yow sa kër yaa ngi si loo xam ne yow benn ndox du la déranger say doom ñu ngi si tund bi ñu ngi gérer sooy dem oto nga leen di dugal ñu dem mais pourquoi pas nag ñun ñi nekk si yoo xam ne ñuy paas yi bien di kii am na mag bu fi daan woon barka dem un avocat ndox baa ko yóbbuwaat ah dafa ratax si affaire yi daanu mais lii yëpp lan la. kon daal li maire bi jéemu si dara jéemu leen si jàppale. mais yow tamit loolu buñ ko waree dégg kay bu si jàppale woon sax def benn effort au moins mu jéem a seet sax naka la mun a jël ay nit ñu jéem a xool naka lañ mun a wut benn espace nit ñi mun a romb d'abord loolu sax boo ko defoon sax mu tane na nit ñi am yoon bu ñu mun a romb rek parce que maire yi dañuy dem ñii ñu ngi am soxla léegi xale yaa ngi nii war a jàngi léegi ñooñu suba yooyu nooy def ak ñoom. lu ñu ak xet gi ngeen di nooy tamit métti na de. mais waxuma la métti sax yaay booy yi xam nga ni ganaar bu tëdd sa wet sax moo gën bu nëpp ka bii wax dëgg yàlla. bu tëdd sa wet bu nëpp moo gën bii ah on se dit la vérité quand aller comment aller waale la méfiance commence là où s'arrête la confiance ah c'est comme la confiance commence là où s'arrête la méfiance moom dañ koo doyal wax dëgg yàlla. lii moom xalaatuñu ko lii moom dañ see doyal. jërëjëf merci looy tàggatoo. bon maa ngi tàggatoo rek ngeen def effort comme ni ngeen koy defee nii ngeen jaar yooni marché tamit nit ñi mënatuñu dem marché ndax sama jabar jaa ngi commencé am kuwaasa xaw ma ban garab laa koy jënd. waaw ndox bi dafa yàgg trop parce que man lu ma fi aw sax du bari démb lañ ma gars yi woo expliqué ma ndox bi man nag li ma ci mën dinaa ko def bu fekkee ONAS moo yor lii ñu li ONAS lijjanti ñu bu fekkee maire bi moo ko yor nañu maire bi lijjanti parce que tamit gars yi sonn na gis nga ñi nga interview yëpp ni ñu wax yooyu xam nga xam nga ne fii ay paay bu ñu dem jàkka sax wala fii jëla fii paay bu ñu dem jàkka dañuy tëb pour dem ci jàkka ji loolu tamit dafa ñaaw xam nga su fekkee nag wax dëgg yàlla maire bi moo war a defal lii nañu létt mu liggéey lii quoi parce que sonn nañ trop parce que koñ bi laa dëkk koñ bi mooy koñu ndoo bi ngeen dégg bi mooy sama koñ gis ngeen sama koñ ni mu mel nañ ci jàpp quoi tamit xam nga bu fekkee nguur gi daf ci war a teg loxoom na ci nguur gi teg loxoom loolu moom sama dossier la maa koy gérer suma tribunal quoi ok jërëjëf. Je suis un vieil habitant du quartier, je suis là depuis 1980. Quand j'habitais là, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Mais c'est la première fois que je vois des eaux usées qui s'étendent partout, ici à Grand Yoff Arafat. Et je suis vraiment sidéré parce que je sais que ça va poser des problèmes de santé publique pour des personnes âgées comme moi, parce que j'ai 81 ans, et les enfants. D'ailleurs, mes petits-fils, en ce moment,
à force de vouloir se déplacer, ils ont tous des boutons sur les pieds. Et on s'affaire déjà pour ces soins de santé. Mais pour des maladies respiratoires, bonjour les dégâts, sans compter les autres problèmes. Alors, ce qui fait que donc, nous avons alerté par l'intermédiaire de mon fils, le maire, dont les parents sont, c'est un voisin. Alors le maire nous a dit qu'il a saisi toutes les autorités qui pouvaient intervenir ou faire intervenir. Et l'ONAS lui ont fait comprendre qu'ils ont des prestataires qui s'occupent de ça. Et point barre. Et ça, vraiment, ça doit être plutôt leur souci de faire travailler les prestataires au lieu de nous dire des choses qui ne tiennent pas la route. Nous, on est inquiets. Nous sommes menacés d'épidémie avec ces eaux usées-là. Parce que tout le monde sait, en tout cas pour les personnes sensées, savent très bien que les eaux usées qui se répandent ici et qui stagnent, ce n'est pas une bonne chose pour les populations. Voilà, c'est ça. jërëjëf merci. waaw comme nañu leen koy waxee saa su ne rek yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ànd ak Africa Press 24 ba tey yéen ñi nga xam te ne yéen a ngi topp suñuy vidéo gis ngeen ndox mu salte mi ndox mu xeeñ bu ñu fi fekk ñu ngi woon fii biir Grand Yoff Arafat dëkk kër yi sonn nañ ñi nekk fii sonn nañ ku si nekk wax nga lu la metti ñi nga xam te ne ñoo si war a jàpp état taxaw leen si lii parce que ñii seen xol fees na sonn nañ bëgg nañ ku leen jàppale parce que lii ku ko nooyi ku ne xam ne xet gu bon ngay nooyee kenn mënul natt xet gi fan la toll. ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon si beneen émission nekkewuñ ci nag lu dul ku am nakar ku am mettit loo bëgg génnee rek ñun ñu génneel la ko taxawal la si ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.